daleen ak jàmm ci Dakaractu Rétro mbokk yi ginnaaw nuyoo bi ñu fas yéene ñëwaat ak yéen ci xibaar yi gën a fës ci fan yi ñu weesu ñeel wàllum politique société koom gi santé ba ci tàggat yaram. ginnaaw bàkk bi ñu tàmbali daal di dellu ci aljuma juróomi fan ci weeru février ab plainte pour viol ñu daal di ko yëkkati teg ko ci ndoddu député Ousmane Sonko te it njiitu parti bi di Pastef ki koy tuumal nag di Adji Sarr moom nag Adji Sarr ci plainte boobu mu yëkkati di fësal ni Ousmane Sonko daf ko sàkku ay yoon teg si doon ko xoqatal ak i fetal loole nag kii di Ousmane Sonko ginnaaw ba mu ko yëgee daal di yëkkati ab bataaxal bu mu siiwal ci Facebook am di ci waxtaaneeg militant yeeg am di jàmm yi doon xam ne nag ginnaaw ba ko nguur gi takkale ci ay financement russe daal di koy lëkkaleeg ak rebelle yi ca MFDC wax itam ci wàllum affaire 94 milliards yi lii ay tuuma yu ñu yëkkati la ngir gàkkal ab deram. xam nga li gën a métti ci nguuru Macky Sall mooy Macky Sall lu mu leen wax suba bëggoon jot tappale la. Ousmane Sonko doon xamle ci boobule bataaxal ne laalewul benn yoon ak yooyu le tuuma. gaawu juróom benn fan ci weeru février l'enquête bi ñu dénk waa section de recherche bu gendarmerie a tàmbalee avancé am sax ñun ci jot a déglu ci mbir moomu lee dibeer ji juróom-ñaari fan ci weeru février affaire Sweet Beauté bi commencé di avancé Ousmane Sonko sax dal di woote ab conférence de presse wala bokk ab point de presse jàkkaarloog taskatu xabaar yi ngir seetal deram moom Ousmane Sonko doon xamle ci boobu point de presse ne lu ko yóbbu ci boobu le salon de massage du dara lu dul faju te itam lii ab complot la boo xam ne njiitu réew mi Macky Sall ak i ñoñom ñoo ko nas ngir daal di koy faagaagal te fas yéenew ci dellu ginnaaw benn yoon boobu point de presse moom Ousmane Sonko doon si xamle itam ne fas yéenewul wuyu ji waa section de recherche fii ak yëkkatiw ñu immunité parlementaire am ginnaaw ba nga xam ne ëttu yëglekaay bii di Les Échos mu njëkk fësal bi la xibaar ñeel Sonko ak plainte bi ñu teg ci ndoddam am ay xeetu xoqatal ak i jafe-jafe yu ñu teg journaliste yu liggéey foofu ci journal Les Échos loolee tax waa SYNPICS nag doon sàkku ngir ñu calmer mbir mi waaye itam dakkal yooyu la xupp bu ñu demee ci altine juróom-ñetti fan ci weeru février ci wàllum politique ak société ba léegi ay jàmmarloo yu jéggi dayo la ñu gis foofee ci cité Kër Góor gi doxoon digganteeg militant wu Ousmane Sonko yi ak ñii di takk der yi ñoom militant yi nag daal di ñëw foofee ca kër Ousmane Sonko cité Kër Góor gi ngir feddali seen pas-pas ak seen kóllëre ci seen leader politique loolee waa police fas yéene woon ko tasaare ba mu juróon ay jàmmarloo yu métti niki noonu ñu bëri ñu tegoon leen fa loxo waaye itam ay doomu aadama yu bëri jëlee fa woon ay gaañu-gaañu moo xam ci manifestants yi wala bokk ci policiers yi ci jàmmarloo yooyu ba tey këru Mahmoud Saleh di directeur cabinet bu Macky Sall ñu daal di koy yàq Auchan bu Sacré-Cœur niki noonu ba ci sax bureau yi nga xam ne waa Prodac ñoo ko moomoon ñu caxat-caxatee ko boole kook oto yu bëri yi ñu taal jamono jooju nag Ousmane Sonko nga xam ne mu ngi woon biir këram doon na recevoir ay visite ñu si mel ni Khalifa Sall Barthélémy Diaz wala Aminata Lô Dieng ba si Guy Marius Sagna ñoom ñu doon ñëw ngir feddali seen kóllëre ci kii di Ousmane Sonko talaata juróom-ñeenti fan ci février bile fële ca assemblée nationale ñu woote fa ab réunion d'information bu ñu convoqué woon ci jeudi gi loolee nag ngir waxtaanee ay ponk waaye ñu gis ni boobule woote mu ngi am ginnaaw bañ doon waxtaanee lu jëm ci yëkkati immunité parlementaire maanaam mbalaanu kiirlaay bu député Ousmane Sonko ci wàllum santé ñuy laam-laamee vaccin boobu nar a xeex coronavirus bi tudd AstraZeneca waa organisation mondiale de la santé nag gis ni ginnaaw am na ñu jot a vacciné foofee ca Afrique du Sud résultat yi demeewul noonu ba tax ñu doon sàkku ñu defaat ay analyse ngir xool nan la ñuy gën a jàppandile boobu la vaccin ci xibaar yi nga xam ne ñoo gën a fës ba léegi Dakaractu di xamle ni ginnaaw ba Sénégal di tere nag ci ab loi lépp lu jëm ci utilisation mbuusu plastique am na 9 tonnes sachet plastique yoo xam ne gendarmerie yi jàpp nañ ko ginnaaw ab lëkkaloo buñ ci def ak autorité yuy liggéey ci wàllum environnement teg loxo ci benn usine nag bu doon defar yooyu la sachet plastique waa gendarmerie doon xamle bi la xibaar rawatina kii nga xam ne mooy Amadou Lamine Guissé di secrétaire général foofee ci ministère de l'environnement bu ñu ñëwaatee ci affaire boobu ñel Ousmane Sonko ñu koy wax
affaire Sweet Beauté. Dakar Actu ci ay xibaar doon xam le ni ndaw si moomoon salon de massage bi dañ ko convoqué woon foofu ci police bu deful ndànk nag dinañ ko teg loxo jëm ci incitation à la débauche maanaam di defloo masseuse yi naka sudul noonu ak diffusion d'images contraires aux bonnes mœurs maanaam di fësal ay nataal yu yoon di tere. ca aéroport international bu Diass AIBD Sénégal nag bokk ci juróom benn réewu Afrique yi nga xam ne daanaka ràññeeku nañu lool ci wàllum dem ak dëkk rawatina ci jaww ji ginnaaw ab programme bu ñu tuddee la voix du client ngir natt rek ana nan la client ngi gisee service bañ fay joxe. àllarba fukki fan ci weeru février bi ñuy waxtaanee wàllum mbas mi Covid-19 Dakar Actu doon fësal ni fii ci Sénégal daal di nañ romb nag li nga xam ne mooy juróom-ñaari téeméeri doomu aadama yu ñàkk seen bakkan jëmee ko ci Covid-19 bi ba mu duggee ci réew mi ba léegi. bu ñu desee ba léegi ci wàllum mbas mi rawatina Covid-19 bi ab gëstu bu revue hebdomadaire daal di fësal te Dakar Actu ñëwaat ci bu baax ci classement bi nga xam ne def nañ ko fii ci Afrique rawatina réew yi nga xam ne Covid bi gën na faa bëri ci 20 pays yoo jël Sénégal 19e place ba la jël di wane rek ni fi mu toll nii Sénégal Covid bi demee fa noonu. affaire Hissène Habré nekkoon njiitu réew Tchad ci ay jamono am na ay bees yoo xam ne Dakar Actu ñëwaat na ci lu yaatu jëm ci association victimes yi maanaam ñi nga xam ne jàpp nañ ñi ci yooyu la jamono président Habré da leen doon teg ay métital ak i xoqatal ñoom nag dañu gis ne am na ay xeetu ndaje yoo xam ne autorité sénégalaise yi ak kii di soxna yi Hissène Habré ñu ngi koy def ngir fexe rek ba mu génn foofee ca prison. ñoom waa association bi seen gis-gis mooy Sénégal bés bu génnee Hissène Habré dañuy daal di waroo ak les droits international wax waaye itam bu dee Hissène Habré dafa feebar na fajo foofee nga xam ne fa la ne. manifestation yu métti yi nga xam ne jotoon na am diggante pro Sonko yi ak ñi nga xam ne ñooy takk der yi amoon ñu si jotoon a jëlee ay gaañu loolee tax ci àllarba bi kii di Ousmane Sonko daal di sol dàllam doxantu ba ci hôpital CTO ngir nemmeeku ñi nga xam ne ñooy ay militants centenaire professeur Amadou Makhtar Mbow ñu fas yéene ko célébrer bu baax fii ci Sénégal moom mi nga xam ne moo nekkoon directeur général bu UNESCO ci ay information yi nga xam ne Dakar Actu fësal na ko 20 mars bi ñu jëm la nar a am téeméeri at loolee nag tax ba ñu fas yéene ko defal ab sargal bu yaatu alxames fukki fan ak benn ci février bi ñuy waxtaane procédure pour yëkkati immunité parlementaire bu député Ousmane Sonko maanaam fexe rek ba yëkkati mbalaanu kiirlaayu Ousmane Sonko waa assemblée nationale te Moustapha Niass jiite ko doon ndaje ginnaaw ndaje boobu nag ñu doon xamle ni lundi 15 février bi nga xam ne moom la ñu jëm dinañu taxawal ab commission ad hoc mercredi 17 février ci la ñuy fësal daal di tënk liste bi nga xam ne ñiy bokk ci commission boobu ñoo ca nar a nekk bu loolu weesoo nag ñu jëm ci li nga xam ne mooy ab plénière boo xam ne dinañ fixé date bi ngir yëkkati immunité parlementaire Ousmane Sonko boobu immunité parlementaire sax ñu war a yëkkati kii di Serigne Cheikh Mbacké di député bu jiite groupe parlementaire liberté et démocratie àdduna ci dal ci indi ay leeral. ki nga xamante ne mooy président Ousmane Sonko am na sañ-sañu ñëw su ko neexee am na sañ-sañu bu ko neexee du ñëw am na sañ-sañu buy ñëwit ànd ak koo xamante ne avocat lay doon boo xamante ne day nekk député wala baaboog ab député boo xamante ne day ñëw ànd ak moom nekk comme avocat loolu mooy li nga xam ne moom lañ tënkee foofu. li nga xamante ne itamit mooy président Niass wunuñu lenn loo xam ne mën nañ ci teg suñu loxo. ci ñi nga xam ne jotoon nañ leen teg loxo ginnaaw manifestation yu métti yooyu amoon foofee ca cité Kër Gorgui Dakar Actu di xam ne nag am na ñenn ci ñoom seen dossier dañ ko daal di yóbbu en instruction ña sa des nag ñu daal di leen libéré. bu ñu ñëwee bi la yoon ci wàllum circulation bi ab taxaw seetlu def nañ ko fii ci rédaction bi jëm ci diggante bi am ci scooter yi ak ñi nga xam ne mooy ASP yi léeg-léeg ñu jàmmarloo ci tali bi léeg-léeg itam ñoom ASP yi sonal borom scooter yi wala ñoom ñi nga xam ne ñooy borom scooter yi du ñuy faral di déglu wala bokk di jëfe ndogal yi nga xam ne ASP yi dañ leen koy jox muy indi ay situation yu doy waar ba tax rédaction bi def ci ab taxaw seetlu ci wàllum santé épidémie bu bees bu Ebola la ñu signalé foofu ci République démocratique du Congo ci ay xibaar yi nga xam ne waa organisation mondiale de la santé fësal nañ ko Dakar Actu jukki ko di xamle ne rek ne boobu virus
Ebola ñu ngi ko commencé nemmeekuwaat foofee ca RDC Congo rawatina ci gox boobu ñu naan Butembo. Campagne de vaccination contre coronavirus fii ci Sénégal président Macky Sall nag dafa bëgg mbir yi gaaw ñu fast track ko fii ak fin du mois bi rek ñu daal di tàmbali li ni mel mu ngi ko xamle ci ab conseil des ministres ci wàllu boobu ñuy xamle ne Sénégal lu mu gàtt gàtt dinañ am million ak lu teg ci ay doses vaccination di AstraZeneca. aljuma fukki fan ak ñaar ci weeru février coronavirus bi wéy di lëmbee àdduna wërngal këpp rawatina fii ci Afrique ci ay gëstu yi nga xam ne organisation mondiale de la santé def nañ ko ñu ngi xamal ne fii ak fan yu ñu jëm 100 000 décès war nañ ko am ci ay doomu aadama yoo xam ne dina ñàkk seen bakkan war ko jëlee ci mbas mi fii ci Afrique. bu ñu doxantoo ca gaaru ceer bu Kër Mbaye Fall rawatina ci passerelle bi nga xam ne moo tiim TER bi population yi nag tiit ak njàkkare la ñuy faral di am ginnaaw bu ñu fay jàll ndaxte jege na courant bi lool waaye itam ñi nga xam ne ay mag lañu wala ay woylaago ba ñuy tabax boobu le mbir sóoraale ñu leen si loolee nag Dakaractu déglu ci pàcc yëpp ñu indi ci ay leeral. wàllum xëccoo suuf dox diggante ASC Jaraaf bu Dakar ak collectif boobu di Amitié 2 ginnaaw ba waa collectif bi nag jàppee ne waa ASC Jaraaf amuñu sañ-sañ tabax ci boobu le terrain ndax amuñu kayit yi ca war daal di nañ dugal ab plainte loolee nag mu mel ne am na lu ci bees ndaxte sous-préfet bu Dakar di Djibi Diallo dafa jël ab ndogal ubbi ab l'enquête bu yaatu ngir leeral mbir mi waaye laata loolu mu joxe ab arrêté rek ngir ne lépp luy travaux ci boobu le chantier nañ ko dakkal ba mbir yi leer naññ. ñu delluwaat ci affaire Sweet Beauté bi révélation yu bees daal di ci am Dakaractu nag di ñu xamle ak kan mooy Sidi Ahmed Mbaye di ñëwaat ci relation bi nga xam ne waa jooju am na ko ak Adji Sarr di ndaw si porté plainte Ousmane Sonko. Sidi Ahmed Mbaye nag Dakaractu di xam ne ni waajuram bu góor retraité la te doon liggéeyee foofee ci ASECNA waaye itam kenn ci ay waajuram yu ko jege dafa bokk ci coalition bii di Benno Bokk Yaakaar loolu sax tax ba kii di Maodo Malick Mbaye nga xam ne jege woon na ak Sidi Ahmed Mbaye daal di fësal ab bataaxal ngir di leeral ni kenn mësu ko dégg ci yu ñàkk fayda wala wax yu yàq der waaye itam kooku di Sidi Ahmed Mbaye naam sax jarbaatam la kenn mënul fexe rek ba wax ni am na lu muy laale ci affaire boobu ñu naan Sweet Beauté. Maodo Malick Mbaye bind ab bataaxal bu yaatu ngir seetal deram waaye itam deru famem ci affaire Sweet Beauté bi mu mel ni am na ab bees ndaxte maître Dior Diagne daal dina bind ab plainte moom nag avocat bi nee na ñu ngi koy tudd ci mbir mi te yoonam nekku si ndaxte ñu bëri nee nañu moom moo bindal Adji Sarr ab plainte boobu muy tuumal Ousmane Sonko rax si dolli daal di fat Adji Sarr. maître Dior Diagne nag ne képp rek ko yëkkati yooyu la kàddu dina la topp ci yoon ndaxte mbir mi takkeew ci benn yoon. ñu jeexalee ko rek ak wàllum tàggat yaram tournoi IFOA ñel Lionceaux yi maanaam gaynde yu ndaw yi nekk ci catégorie de 17 ans Lions yi nag daal dinañu duma ci demi-finale bi équipe boobu di Guinée-Bissau 4-0 loolu nag yóbbu leen ci finale bi nga xam ne dinañ ko jonganteel ak Mali samedi bi foofu ci stade régional bu Thiès. waaye bu loolu weesoo Sénégal ginnaaw ba ñu qualifié finale daal dinañ itam qualifié ci CAN U17 bu war a am ca Maroc ca mois de mars.